bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe xarit yi salaamaaleykum fu doomu Sénégal mën a féete ci àdduna bi di nu seetaan ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média nuyu sunu président directeur général mboolem directeur ci biir kër gi macha allah ak itam tout le personnel ñu ngi nuyu itam. ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak suñu ay kilifa aada boole ci cofeel gudul jeex di leen ñaanal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàggal seen taxawaay yàlla yàggal itam taxawaayu ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi yal na yàlla fayal ñu leen ñu ngi leen di nemmeeku bu baax a baax di leen ziyaara di sàkku ci yéen ñaan ndax dañuy yëg saa su ne sunu xol ak sunu xel ni ngeen jubóog sunu borom ba lépp loo xam ne yéen a ngi koy mébét di ko ñaan yàllaa ngi wéy di ko def ñu ngi ñaan yàlla mu sax macha allah bëgg nañu leen sopp leen kon itam dinañu nuyu mbokk yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi di leen massalu coono toogaay yooyu bu neexoon yàlla mu defee neneen nu ñu dul gënal waaye daf ñoo teg jàngoro te ku nekk ci àdduna ku ne di nga ñam ci yi fii am mooy léegi saay nga kontaan léegi saay nga jaaxle léeg-léeg nga wér léeg-léeg nga feebar loolooy àdduna waaye ba tey mën nañoo tàllal loxo suñu borom di ko ñaan ci barke sang bu tedd bi mu wéral leen te itam am na nitu yàlla yoo xam ne dañoo d'accord ak ñoom ba lépp dañoo d'accord ak moom ba lépp lu ñu ñaan yàlla def ko ñooñu dañuy ñaan itam yàlla yàggal seen taxawaay ñu daal dee dugg nag ci biir prison yi dem nemmeeku ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ñu ngi leen di massalu coono bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mu féexal leen te bañ a tëral kenn foofu suñu ay soppee ngi fa macha allah ku ci mel ni Tayib Socé suñu ay soppee ngi fa ku ci mel ni Khalifa Ababacar Sall ñu ngi duñu lim ndax bare nañ fay soppee yàlla ay dogal macha allah yàlla na yàlla génne leen ba ngeen gaaw dellu seen ay activité di massalu tam ba tey ñi fa nekk ndax gis ngeen semaine bii ñu génn dafa doon semaine bu ànd ak tiis ndeem kuy dox soxlaam sax kenn bëggalu ko dara saakatu mag ñu jël la dugal la caabi féete la gannaaw nattu dal la fa yàllaay tege nattu waaye yal na yàlla gaaw féexal leen te lu ni mel yàlla bu mu amati ki lay jël sax di la fa dugal bu doon sagoom boo fay génn wér ngay génnee kon yal na yàlla muccal ñépp ñi fa nekk macha allah di nuyu képp ku nekk ci tiis àdduna moo ni mel wax naa ko sànq nañu muñ ndax nattu yi dañuy jeex ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen souhaiter une bonne semaine di ñaanal ñi ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom ñu nekk ci njéggal suñu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam fàttaliku sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum maam Bou Kounta Ndiassane Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké du ñoom ñëpp macha allah nu ngi sunu xol ba tey ñuy wéyee seen ay digle macha allah di ñaan yàlla yokk ñu kontaan lool yow itam doy baan ci dalal la ci plateau bi. jërëjëf Eva ñu ngi lay ziar bu baax a baax. léegi gi nga ma de mii suma ko ci yow de. parce que yow ñaaree saree ñaar la. waaw da ngay xam ba ca wala nga bëgg maa wax leen. yow sama cere bi démb yaa ko raté. xaar ba noppi sax lépp kenn mënees ko wax mi yaa noppi naa. xaar bay waaj yàq di ma woo. nga wóoluwul sa bopp rek parce que man moom su ma ñemee cere ja la muy saf rek laa lay wax xam naa da ngaa xam ne du neex. moo tax nga xaar bay waaj yàq di ma woo. waaw soo wóoloon sa bopp bu ne amee ñaari fan nga naan ma damay togg cere. waaw d'accord ma ñëw xool ba xam yaa ak mari ko mën mais gis naa ni cere ba yàgg. non surtout c'est que tam xarit gi nag pourquoi nit ñi di togg cere togg cere force la. reere est-ce que force la. waaw loolu moom dinañ leen defal spécial tam xarit macha allah ànd ceeg ay personnes de valeur bu leen rate mukk suñu programme Télé Futur Média yi waaw affaire cere folklore la amul fenn fu ko diine waxe Sénégal rek la ñuy féetee ay tamxarit du pour feet bés boo xam dañ cee rey waa kër yonente bi du pour feet Sénégal nag dañ koy feetu ndax dañ ko war a feetu laaj ko oustaz yi. oustaz Pape Hann salaamaaleykum nañ koy wax moom itam. togg cere gi est-ce que par force la. d'accord parce que daaw man damaa togg samay pitax ñun ma waroo togg pitax l'islam nee naa man ko l'islam waxul kenn mu togg cere. kenn sonal ginnaaw bi ñu nuyoo kilifa di xëy na ndax waa AGS ñoo joxe ndigal ñuy toggi cere. parce que jigéen ña nekk foofu jigéen ña ne AGS est-ce que mën nañoo togg cere sax ginnaaw bi ñu nuyoo kilifa di ne kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaan mu yàgg fi lool te wér. di wax rek sunu màggal gi nga xam ne moom la ñuy màggal incha allah defe naa ni suba la le 3 ci Touba Mbacké ca Guédé màggalu sëñ Abdou Khadr ñuy ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm ak salaam. amiin yaa rabbal aalamiin di ziar waa Pire Sañu Xor
yëpp sunu xalifa ba Serigne Mansour Cissé sëñ Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne monsieur le maire Serigne Boobu ak Baye Badou Dieng ak ñëpp notable yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waaye man nag cere kii laay xaar ministre bële di Néné Fatoumata Tall temps yi jëlati nga ko bees moom laa diw beurre bi Néné Fatoumata non dama ko suivre ci tournée bi mu def ci jour vacances citoyennes yi vraiment ma ko ciy félicité bu baax a baax gis naa ni ku am dal la ku yaru la ku correct la ku déggoog jeunesse bi la voilà ci li ma seetlu man xaw ma ko mosuma ko gis waaye daal sopp naa ko moom nee na waaw mën naa sopp nit ñu baax ñi rek xam nga soo siluisee ànd ak jamono da ngay sopp la comme waa AGS rek di nuyu madame bu baaxu bu baax a baax toogoon ne sopp nga Aminata Tall ba tey waaw Aminata Tall kooku dama koo bëggoon bi ma nekkee xale dama koo noboon man nëbbu ma ko loolu nëbbu la mais Néné Fatoumata Tall daal man neex na ma quoi. très bien voilà yàlla na yàgg ci place am boobu. amiin waaw te lamp yëpp tàkk ci wetam. amiin waaw. très bien. waaw xanaa du sa xarit. madame Bakhoum Kanti. moom. Néné Fatoumata. yooyu ñi mel noonu say xarit leen de. kaay man jigéen bu fi baax bu fi rafet xaritu Eva Pire nga dëgg. maa ngi nuyu bu baax a baax xarit par force. maa ngi nuyu bu baax a baax Sadio Guindo Bokandé madame Bokandé je te souhaite une bonne semaine macha allah. Adjaratou bismillah. maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay di nuyu waa AJS. association naka juriste sénégalaise association des juristes sénégalaises. noonu la association des juristes sénégalaises. ni ngeen ko waxee noonu la demee ay femmes juristes. ñoo daje. muy ñu teg association. ngeen di am ay boutiques yoo xam ne da ngeen koy ubbi. ne ñu mel ni Eva. jàkkaarloog juriste bi daf leen di jafe. quand les moyens ne suivent pas. dañuy daal di wax tout de suite aw ma droit am avocat. ndekete boo demee ci tribunal ba. ak koo mënti joteel. am nga avocat boo àggee. noonu la de bu ma jiw may nga wax ma. noonu la aywa bisimilah maa ngi lay nuyu bisimilah. di nuyu Ndoye Bane moom mi ñuy sànni picc te toogaguñ. AJS nag ay jigéen yu mën togg fa nekk. di gérer bu baax. ñu jonge waaw ñu jonge. dañoo tudde woon seen bopp femme juriste benn problème. Eva dañ koy ñëwoon wareef mu tudde seen bopp femme juriste. waaye ba ma xuloog ñoom dal seen kaw ci lañ ko changé tudde ko AJS. waaw yow ba nga leen dalee juriste sénégalaise. dañ doon wax xamul dañ day femme juriste leen tuddee woon seen bopp. waaw waaye bi mu xuloog ñoom. waaw def naa ci lañ jëndi femme ja. association bi association des juristes sénégalaises la mës a tudd. loolu mooy AJS. lu tax ñu naan femme juriste. femme juriste parce que ñun dañu nekk ay jigéen yoo xam ne de carrière juridique. donc wàllu yoon la ñu jàng. donc association boobu. pour historique bi. ñu ngi ko taxawal depuis 1974. ñu am ay pionnières comme ñoom Mame Madior Boye ñoom maître Dior Fall Sow. association boobu moo ñu mag di. waaw depuis 1974 juillet 1974 lañ ko taxawal. li ko jublu woon nag mooy comme ni nga ko waxoon taxawu bépp doomu aadama rawatina jigéen ak xale. ndax dañu xool situation jigéen ak xale wàllu jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel ay jigéen yoo xam ne seen xel dafa màcc jëm ci wàllu yoon taxawal kuréel googu. di ci taxawal di leen jàppale di leen gunge di leen tatagal donc loolu moo andi AJS te ci loolu la ñu nekk ba tey moom mooy li ñuy wax promotion des droits des femmes et des enfants. donc loolu mooy historique AJS. ñu dem nag ba ci biir ñu gis ne besoin bi nekk na fi comme ni nga ko waxee ñu taxawal ay makkaan yi nag ñu ngi ko tuddee boutique de droit. li tax ñu tuddee ko boutique nag mooy que ne boutique foo dem ci koñ rek gis nga boutique. te boutique loo fa am jënd. boo amoon dërëm sax jënd ñu ne nag comme boutique loo am jënd ñun suñu boutique yi ñuy taxawal muy makkaan yi kenn du fa jaay dara dañ fay jaay droit mais doo fay dara donc ñun boo fa amee soxla ñëw ci suñu boutique yi dañ lay taxawal jàppale la muy les centres d'accueil la d'orientation et d'assistance juridico-judiciaire donc di nga fekk ay jigéen yoo xam ne dañu jàng wàllu yoon am bëri nag ay spécialistes parce que am na ay magistrats am na ay greffières am na ay notaires am na ay huissiers am na ay juristes d'entreprise am na ay fiscalistes am na pàcc yépp yi nga xam ne day yëngatu ci wàllu yoon soo ñëwee dinañ la dalal defal la nga wax sa soxla ñu déglu la conseiller la wax la li la ci yoon may soo soxlaa ñu gunge la ci wàllu yoon aussi dinañ la jàppale gunge la ci su jaree ñu jox la avocat aussi dinañ la jël jox la avocat su jëlee ñu commettre huissier aussi dinañ la booleeg un huissier su soxlaa ci sa wàllu wérgu yaram aussi AJS comme ni ñu ko xamee ay ñoo xam ne wàllu yoon la ñuy dox mais des fois tam di nga gis koo xam ne beneen domaine moo ko andi mu dund violence soxla aussi am suivi psychologique donc ci makkaan yooyu dinañ la booleeg ay partenariat boo xam ne ñun dañ ko am ak yenn centre yi comme CGIT centre de guidage infantile le psychologue Serigne Mor Mbaye
di liggéey ak moom di référer yenn ñi nga xam ne dañu dund ay souffrance ay violence ñu référer leen foofu pour ñu am li ñuy wax suivi psychologique. Donc centre yooyu daal makkaan yooyu muy suñu boutique de droit yi loolu yëpp dinañ ko fa def. pour taxawu jigéen ak xale yi. très bien madame Bakhoum suivi psychologique boobu nga wax ci la ñuy ñëw teg loxo tey parce que mbokk yi di leen fàttali ne ñu ngi waxtaanee wàllu viol te bu ñu waxee viol rek violenté nga nit ki jël nga li nga xam ne. mooy yelleefam su ma ko mënee wax loolu. àgg nga ci moom ci anam yi nga xamee ne yoon mayu la ko te boo demee sax xel mayu la ko yow yaa ko forcé sa bopp bu waxee nag ba tudd notaire yi sama xel dina dem ci maître Mariba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal yàlla di nuyu itam maître Aïda Seck du ñu fàtte itam maître Sambare Diop macha allah ak ki nga xam ne mooy soxna Ngenaar Diop ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñoom Kumba Sarr sama xel dafay dem ci ñoom bu baax a baax Ndoye Bane ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan nga may ma wax leen mun nañu wootee ci 88 628 22 22 88 628 04 05 li nga xam ne mooy viol boo ko dundee mbokk mi nga indi ñu ci sa témoignage boo ko dund li tam te am loo xam ne boo ko waxee réew mi defaru ñu dëng ne Eva Tra defaru ñu ngi lay ñaan nga indil nu sa xalaat ndax daf ciy am solo lool mu mel ni viol fu mu nekk nii dañu fogoon ne d'année en année dafay gën a wàññeeku mais mbir la boo xam ne c'est là devant nous mënuñu ci dara bi ñuy commencer émission bi laay wax li tax duñu ko criminaliser bu ko defee njóobeen yi ak njaayeen yi sax laay wax ñu xam ne bu ñu defee nangam moo leen ciy xaar ndax dem nañu ci vol de bétail ñu ne criminaliser nañu ko te nit doomu aadama ni ko yàlla fonke bëgg ko lool rawatina nag jigéen nga xam ne mooy sooklu société bi ñu jël ko di ko maltraité di def ci moom yi nga xam ne bu ëllëgee du mën a baax bay defar société loolu lu doy waar la ngal la ña ca war a wax nañ ci wax daf cay am solo lool Ndoye Bane. d'accord c'est important def semaine passée wax nañ ci forme yi am yu bari mais ginnaaw nitu yoon gi dafa toog te Sénégal yëpp di ko seetaan. violé kat baa ngi seetaan ki ñu mus a violé seetaan man tur bi nga wax tiital na ma de. violé kat baa ngi seetaan c'est costaud ça. ki wala violé suba di seetaan ki nga xam ne mi ngi ci xelam mu koy waaj di ko def di teg plan am mi ngi seetaan yaay yi ñi ngi seetaan papa yi ñi ngi seetaan xale yi nga xam ni ñoom ñoo ko nar a dund suba ñi ngi seetaan léegi nag moom mii toog il faut ñu jéem a profité ci ñoom ginnaaw ñoom li ñuy toog ci plateau yi bariwul dëgg la mu décortiquer ñu defal joxal ñu définition viol ak pédophilie ci wolof xam nga viol ci wolof da ngay dégg ñu naan mooy siif yàqataan léegi nga bëgg ñu defal ñu définition bi nga définiral ñu ko lan mooy viol ak lan mooy pédophilie. waaw jërëjëf Ndoye Bane par rapport ak question bi xam nga fi mu ne nii dañuy wax ne viol fléau social la te comme ni mu ko waxee dafa baax ñuy interpeller parce que li ñuy wax nit ku nekk mën nga nekk potentiel victime wala potentiel auteur de violence. donc loolu tamit dañ ci war a bàyyi xel donc genre émission yi ñu ci yeewaaleew parents yi parce que lii tax tamit ñu naan fléau la ku ne am nga ciy cër société bi am nañ ci cër par rapport à la dénonciation waajur yi am nañ ci cër par rapport ak sàmm gi ñu war a sàmm seen njaboot sàmm ko aussi seen bopp mais aussi xale yi tamit ñu xam parce que suñu société bi lépp lu jëm ci yenn xeetu violence yi wala lépp lu jëm ci wàllu sexualité rek dafa xaw a tabbu ba souvent duñ ko wax duñ ci yee suñu doom par rapport ak nag viol ni ko loi bi définir surtout article 320 moom moo définir viol nee na si wàllu tubaab mu ne viol mooy tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence surprise menace ou contrainte mooy lan mooy que bépp sàkku bu nit ki sàkku nit mooy egg ci kawam te àndu ceeg coobareem bett ko xoxatal ko wala menacé ko ba egg ci kawam rek foofu yoon danaan da nga ko violé donc article 320 loolu la wax mu ne képp koo xam ne nag dafa egg ci kaw nit te àndu ceeg coobareem foofu yoon dana la teg daanu kaso juróomi at ba fukki atu kaso su fekkee ne ki nga egg ci kawam dafa cee jëlee ay loraange foofu yoon day yokk pen bi donc yow doo bu dee jigéenu wérul la ku ëmb ndax ku ëmb di nga gis koo xam ne dafa nekk jigéenu wérul ñu violé ko di nga gis koo xam ne mère la ñu violé ko ndax gis nañ fi temps ñu naan mère la l'alcool bi di nga gis xale boo xam ne xale bu ndaw la xamul dara 2 ans 3 ans ñu egg ci kawam donc circonstances yooyu yëpp nag moom la ñuy wax circonstance aggravante mooy màgget mooy jigéenu wérul mooy xale bu ndaw bi nga xam ne mënalul boppam mooy ki nga xam ne aussi dafay dund ak handicap
maanaam jëf bu bon bi am na waaye la ko gën a ñaawal la ko gën a aggravé li tax yoon nag dina ne man kat daan bi dama koy yokk yow mii def ñaawteef googu kat doo mën a am bénéficier de sursis exécution provisoire la ñuy def mooy que ne même boo defoon appel bu la yoon tëjoon 10 ans wala 5 ans nga def appel sax du tee da ngay des ci kaso bi ba ñu statué waat ci appel boobu doo mën a génn ndax circonstance aggravante yooyu moo tax te bu jee nit ki da cee jëlee ñàkk ci bakkanam ci viol boobu yow dañ lay dootuñ la tëj pour viol de dootul doon délit parce que ñu xam ne fi mu ne nii fi ñu toll nii loi Sénégal viol nee na délit la mais nag bu demee yow ba nga rey nit ki ñàkk ci bakkanam foofu yow dañ lay tëj pour dañ lay juger pour crime comme ku rey nit assassinat donc on te juge pour assassinat waaw wala dañuy ne assassinat bu fekkee nit ki daf ci ñàkk bakkanam rek dañ lay juger pour assassinat bu ci jëlee ay laago nag yoo xam ne infirmité wala yenn nga mooy laago waaw mu nga jëlee ci infirmité yu grave yooyu infirmité léeg-léeg day dem ba ci psychologique parce que di nga gis moo tax ñu ne ki nga xam ne dañ ko sàkku dafa soxla ñu defal ko suivi psychologique parce que am na loo xam ne daf koy yëg ci yaramam am na loo xam ne aussi dafa am regard boo xam ne souvent suñu société bi daf koy xoolee ki nga xam ne dañ ko sàkku mooy que ne dañuy dem ba dañ lay revictimiser yow mi nga xam ne da nga dund viol te dafa métti parce que comme ni nga ko waxee au début sa intégrité physique la ñu atteindre psychologiquement aussi ñu atteindre la donc souvent da ngay gis société bi ñu naan la loo soloon loo noo meloon et c'est pas une loo fa defoon loo moomul ba ko fa waaw non c'est non loolu la yoon wax donc même sa coro sax boo eggoon ak moom fenn ba mu ne la doy na donc yoon loolu la wax dem na ba sax am na benn exposition bu ñu defoon biir néegu sëy rek doo ci xoqatal jigéen pour ànd ak moom ci yenn anam yi diine wax na ko yoon wax na ko mais société bi ni mu forgé woo ak li ñuy gëmloo dañ naan jigéen sa jëkkër bul nangul soumission mais soumission ne veut pas dire esclave ka xolam neexul du tout nga bu ko forcer ànd ak moom day jaxasoo xale bu ndaw bi nga xam ne xamul dara nga àgg ci kawam aussi kooku demandé wul sa jabar bëggee forcer nag viol la sa jabar laa waxuma sa déggoo ñu ne la viol mooy tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit mooy nit ki bu ñu la forcer gis nga viol amul góor amul jigéen doy baan pour définition bi claire yoon moom daf ne viol la donc amul góor amul jigéen loolu naka nit ñi xam forcé donc mais xam ngeen ne am na ay góor ñu ñuy violé ci dëkk bi ñun dañ koy recevoir ci boppam au niveau de nos boutiques de droit wax ñu ci tuuti dañuy recevoir ay nit ñoo xam ne ay góor yoo xam ne dañ leen a sàkku surtout nag léegi xale yu ndaw yi ndax dernier cas biñ ci jot xale bu ndaw la xale bu góor bu ndaw amagul sax 10 ans ñu egg ci kawam loolu yoon danaan sax acte contre nature la ñan ñoo koy def góor a egg ci kawam sàkku ko foofu sax duñu wax viol dañ naan acte contre nature parce que loi Sénégal reconnaître ñaari nit yu bokkul sexe di sëy donc yow boo demee ba sàkku kooku sax dañ naan acte contre nature mais gis nañ jigéen yoo xam ne aussi dañuy sàkku ay xale yu góor yu ndaw donc yooyu yëpp c'est des formes yoo xam ne ñu ngi ci société bi pédophilie moom loo mu ci wax mook viol lan pédophilie aussi violence sexuelle la parce que boo catégoriser violence dafa am li ñuy wax les violences physiques mooy violence bépp xeetu métital boo xam ne rek ci yaramu nit ki la jëm nga dóor ko nga jam ko nga dagg ko nga gajji ko yooyu yëpp c'est les violences physiques am na li ñuy wax les violences psychologiques et morales mooy violence métital yi nga xam ne ci wàllu xel la jëm yow da ngay atteindre nit ki psychologiquement mooy wax yu ñaaw yi jëf yu bon yi di maltraiter nit ki mu koy jàpp psychologiquement di ko travailler mais am na aussi leneen li ñuy wax les violences économiques mooy violence bi nga xam ne dafa jëm ci wàllu koom-koom loolu jigéen dina ko dund ak doomam wala jëkkër dundoo surtout jëkkër di ko dundalal famille am maanaam bañ ko dundal bañ a joxe dépense wala bañ a joxe pension alimentaire bu dee sëy bi dafa tas jabar ji yor doom yi gis nañ góor yoo xam ne dañ naan jaral na maa bàyyi liggéey du ma joxe pension alors que loolu pour dund xale yi la gis nañ aussi te loolu sax dégg naa dafa yàggul ba benn moment la rek boo xam ne xale bi ci la âge am di yem su ma juumul est-ce que du bu demee ba 18 ans mooy âge majorité fii ci Sénégal dañ ne majorité mooy 18 ans donc yow même boo tàqalikook nit ki dundal boobu day dem ba xale yi am 18 ans ku ci am 18 ans rek yow mën nga def demande boo xam ne dañ ko ciy génne automatiquement cekka nga xam ne ëllëg mën na laa yor nga yor ko pour un temps du dara mais nag am na ñoo xam ne xel moomu amuñu ko ndax mbir mi tamit xel la ak gis-gis yoon tamit dafa arrangé ñëpp
yow miy waajur dafa am lu la war ci say doom ak war la aussi ci sa jabar yow miy jëkkër ndax dañ na jëkkër mooy chef de famille donc kon am na responsabilité bu la wax boobu ci benn fànn ci violence la bu ñu ñëwee ci violence sexuelle yi nag mooy yi gën a garaaw tamit yi gën a surveillance gën a nag bëri ndax dañ nekk ci société boo xam ne dafa bëri ay tabu nit ñi duñu wax nëppal bi dafa bëri jomm bi dafa bëri lu nëpp xeeñ danga du ma ko wax ndax damay tas sama famille sama jëkkër bu ma ko waxee sama kër tas sama sëy tas ki egg ci sama doom sama papa la wala sama frère la jomm yooyu ak nëpp yooyu ak jéem a négocier ci en famille souvent mooy tax violence yooyu di yokk kii sama dëkkandoo la du ma ko def ndax dara war fa ñaaw donc yooyu noonu violence sexuelle yooyu bari ñu gis ne ci violence sexuelle yi am na li ñuy wax viol moom la ñu wax léegi am na li ñuy wax aussi pédophilie pédophile nag mooy ñi nga xam ne dañuy tonton saay-saay yi la ak tata saay-saay yi ñooñu nekk wuñ lenn lu dul nekk ci koñ yi ak ci kër yi di fexe noo xam ne di wan xale yi manipulation pornographique di teg ay film porno woo ay xale di leen tegal film porno mais liñ ci jublu mooy am ay faveur sexuelle mooy egg ci kaw xale boobu xale bi nangu foog ne di ko wan ay film porno di ko caresser di ko raay di ko lambatu donc mooy yi ñuy wax ay ñi nekk ci kër yi di yàqataan ñooñu ñëpp c'est des pédophiles ndax yooyu la ñuy def di lambatu xale bi di def ay caresse waaw xale bu am moins de 16 ans rek kooku boo ko eggee ci defee lépp manipulation pornographique ak caresse ak lépp loo mënti def kooku yoon dana yow pédophile nga même boo eggul ci kawam sax yow loolu def nga li ñuy woowee pédophilie te pédophilie aussi comme viol sanction bi 5 à 10 ans la très bien même tentative bi sax li ñuy wax tentative ci wàllu violence sexuelle yooyu yoon daf koy sanctionner comme si boo defoon acte bi donc ñiy wax naan sax man jotuma egg ñooñu yoon da leen di gis ne comme si ñu def la ba pare ña nga ca woon donc à part loolu aussi am na harcèlement sexuel voilà ci loolu laa bëggoon harcèlement sexuel ak li nga xam ne moo di attentat à la pudeur kañ la ñuy wax harcèlement sexuel bu ñu naan harcèlement sexuel mooy nit ki souvent da ngay am benn autorité ci ki ngay harceler mooy di user d'ordre ay gestes pour fexe ba am ay faveur de nature sexuelle surtout li ñu koy gën a gis mooy ci entreprise yi bon yi dañ koy dund da ngay nekk ci kër sa patron di la harceler sexuellement donc di utiliser dooleem pour mën a àgg ci sa kaw yóbbu sa fit wala kuy liggéey koo xam ne dañ naan ko boo ma defalul faveur bi doo exceller donc yooyu yëpp doo avancer donc yooyu yëpp harcèlement sexuel la te foofu aussi c'est des peines de prison yoo xam ne yow nit ki yaa ngi koy encourir comme viol am na aussi li ñuy wax détournement de mineur mooy ñi nga xam ne dañuy fexe détourner xale bi mineur mooy ki nga xam ne 0 à 18 ans donc kooku tant que eggul 18 ans boobu rek amul consentement mooy lu boo nee woon sax moo d'accord tëdd ak yow wala moo d'accord farantoog yow wala sekk ak yow yenn yi sax yoon danaan détourné nga ko dama foogoon ne ci 13 ans la yem loolu déedéet d'accord parce que dama âge de la majorité nit dana am 15 maanaam ki nga xam ne am 13 ans yoon daf la mayul nga ànd ak moom moo tax léegi saay ci après di nga ma leeral léegi saay ñuy wax ni waruloo takk xale bi bu amee 13 ans ndax kooku àggagul ci lenn ba ñu koy sax dunduloo yenn yi mais am na ñuy am 15 ans léeg-léeg def dara par consentement ñu pare ne violé nañu mineur qu'en est-il exactement waaw xam nga dama ne la mineur mooy ki nga xam ne de 0 à ses 18 ans gis nga wàllu sëy bi nga wax léegi foofu code de la famille dafa am waroo ak convention yi Sénégal ratifié ndax Sénégal convention yi mu ratifié dane âge bi xale war a sëyee 18 ans la bu yéesee 18 ans rek kooku warul dugg ci néegu sëy alors que code de la famille ci article 111 daf ne sëy mi ngi am ci góor ak jigéen ku góor ki 18 ans ku jigéen ki 16 ans xam nga foofu am na waroo donc bu en deçà de 16 ans ku maye sa doom aussi def nga li nga xam ne yoon mayu la ko mais Sénégal dañu gis fii nii gox yu bari soo fa demee ay xale yu am 10 ans 12 ans 13 ans 14 ans ñooñu la ñuy maye te en général ki leen ñi may sax mën na leen a jur des fois day fekk mu am 60 ans te loolu mi ngi am ci dëkk bi xam nga loolu moo tax ñuy wax di def ay campagne contre les mariages d'enfants ak li ñuy wax mariage forcé yi parce que souvent xale boobu consentirul déedéet xamul dara bëggul déedéet ki ñu koy may xale place am mooy foo xale place am mooy mu jàng àdduna ndax kooku dañ ko war a tette dañ ko war a gunge dañ ko war a tatagal mais xale boobu nga dugal ci néegu sëy xamul dara day dem ca biir kër ga day dund sax violence
parce que dañuy bëgg di egg ci kawam. day dëkkee bañ di ko violer day dëkkee bañ ndax dafa nekkagul mag. nekkul mag day metti ci moom xamu ko. foo la gën a bëgg yow nga bëgg ko def loo yëfu mag. day nekk ci kër gi bu ñuy pilibang muy pilibang. bu ñu ooyoo muy ooyoo. c'est vrai bu defee dañ koy xas di ko wax yenn yi da nga salte xamoo dara da nga lii da nga laa alors que kooku foofu du place am parce que xamul. moomul sëy xale du sëy te ñu moytu ko itam bu dul dara ci boo demee rek tey ci wàlli santé xale bu jigéen bi dafay am problème yu wóor ndax dara ñoragul pour que mu mën a indi doom kon kooku su wonnee loolu itam indil nga ko beneen problème boo xam ne mi ngi nii mën na ci ñàkk bakkanam dëgg la madame Bakhoum souvent conséquences yi surtout sax mooy sur le plan sanitaire da ciy ñàkk bakkanam wala mu jëlee ci li ñuy wax fistule donc fistule yooyu mooy que ne yaramam matul mu wasin day dem ba kooku day génnee loo xam ne appareil yi dañuy dem ba li leen waroon a séparer day ànd mu nekkee dundee métit boo xam ne souvent dañ koy gis dañ koy écarter ber ko te ñoo ko ko teg du am soin yoo xam ne donc moo tax association société civile beeg ñu bëri ñu ngi def campagne contre les mariages d'enfants et les mariages forcés ndax xale yi foofu dañ ciy dund violence yu metti donc violence sexuelle yi daal à part viol pédophilie harcèlement sexuel détournement de mineurs am na li ñuy wax aussi proxénétisme mais ñi nga xam ne dañuy teg seen kër nekk di fa woo xale góor yi xale jigéen ñi di leen fa jaayloo seen bopp di ci am ay retombées donc ñooñu yoon da leen di duma ay daanu kaso lañ ci mën a dund te ak sanction pécuniaire amende ndax viol boobu sax boo ko defee nit ki ba pare yoon dafay bu la sanctionné teg la daanu kaso danaan tamit da ngay ndàmp nit ki mooy les dommages et intérêts donc yooyu yëpp nañ xam ne ay violence la yoo xam ne ñu ngi ci famille yi ñu ngi ci kër yi ñu ngi ci biir société bi te dañ koo war a xeex dénoncer ko arrêter nëppal bi ndax souvent aussi yéex a dénoncer bi mooy tax sanction yi ci war a am du ci am yéex a dénoncer boobu nga wax lay teg loxo bu fekkee viol dafa am ci biir kër am ñu ko xam maak ndoy baan ñu fekkee ko te waxuñu ci ñu bàyyi noonu lan waa ñu nekk complice lan la ñu ci yoon di teg mais daanu kaso mën na ci am parce que souvent da ngay gis sax koo xam ne day ñëw di def fausse déclaration au niveau de la barre pour gën mën a génnee kenn ki wala nga weddi wala nga bëgg a teg tuuma ci kaw xale boobu alors que xam nga ne yoon ku fa dem rek def serment war nga mën a wax dëgg très bien Baan yow miy recevoir jigéen yu lu bare xam nga ne am na benn cas bu am itam madame Bakhoum mi ñuy dégg jigéen bi ne man du ma dem wax ne allo Ndoye maa ngi lay ziare ñu ngi lay ziar bu baax Moustapha Mbaye la 313 moo nekk 14 mu ko ñu ngi leen di ziare di leen félicité waat jërëjëf Moustapha di rafetlu li ngeen fi wax yëpp nga xam ne viol dafa am ñaari façon yu ma ci gis benn bi dafa tàmbali ci waajur yi ci melokaan yi ñuy solale seen doom yi nga doom boo ko juree mu nekk ci biir kër am melokaan bu mu mel te muy nekk ak ay góor ci biir kër yi dafa am colin yu ñu ko war a jàngal da ngay gis waajur bu ciy jëndal sa doom sax wala ngay njëkk jënd li ngay njëkk jënd bokk na ci col gu gàtt wala naan xale la da cee toll xale toll na ci xale mais dafa am melokaan boo ko war a melal ci biir kër waaye ñun dañuy jur suñu doom yi ñaari amuñu contrôle ci ñoom même buy jàngi lu ko neex lay sol téléphone ba muy yor sax da nga naan kii fu mu ko jëlee doo ko comprendre te ña koy joxit jubluwuñ ci lenn lu dul use xel mi dugal ko ci yeneen melokaan yoo xam ne loolooy tax bu ëllëgee mu mën a am accès ci moom te doom war na am melokaan bu muy mel boo xamante ne kenn mënul am jotaay ci moom wala muy am benn bët bu mu koy xoole waaye lépp dafa bokk ci doxalin bi muy doxee ci kër gi ak waajur bi nan la koy contrôler jigéen ñu bëri amatuñu jotu seen doom ba tax na léegi doom ji nu ko neex lay mel ci biir kër gi ak góor ñam fay nekkal ak ñamuy rombanteel ci biir kër gi loolu rek déjà dafa tàmbali ci nit muy xool xale ba am ci moom accès ba di ko violer géej gii ngay dem rek da ngay dem ñu naan ni diw day jàngal ni nu muy feeyeeg wala néeg lii loolu rek dafay def loo xamante ne ci xale bi xale bu génn dootul contrôler boppam parce que xamatul lu ki mu nekk loolu lan la ko doon def yow mosoo nekk maître nageur yow mosoo nekk maître nageur yow mi waaw allo
nga nii ndax non su coupé wul woon Moustapha Mbaye sunu xarit la. su coupé wul woon man sax ma laaj ko ni ko kookee est-ce que violé wu ko moom mii. moom xam na li ma ko kooku noonu. xam na kooku noonu Moustapha. kooku noonu c'est que li mu wax am na solo. mais nag biir kër gi papa yaay doom su fa gandee duggit cousin lay doon. mbokk lay doon loo xam ne en général mbokk moo xam ne xale bi même su fekkoon mag la sax araam na ko. man wax bi ma bañ te yenn góoru Sénégal yi di ko wax wala nit ñi di ko wax mooy góor la. loolu waxu yambar la. góor du góor rek. góor bu doon góor rek duñ ko jiital mu nekk imaam. góor su doon góor rek duñ ko jiital mu nekk borom kër jàpp jëkkër. góor su doon góor rek sawaay duñ ko yàlla du ko jiital kon góor du góor rek. ba noppi ñu jël may ka. voilà ñu jël may la góor mooy ki nga xam ne gis na loo xam ne waru ko laal mu wan ko ginnaaw. gis na loo xam ne moomu ko lii da ko war a seexlu nga wan ko ginnaaw loolu mooy góor. xam nga waaye waaw góor léegi nag xale yi war nañoo sol d'accord xale yi war nañoo sol lu baax lu normal et tout mais bis bu xale matadee wala yaayam matadi ba solal doom loo xam ne war koo solal ci biir kër gi yow nga nekk cousin wala nga nekk papa wala nga nekk maam wala nga nekk dëkkandoo war a seexlu xale bi seexlu woo ko en tant que góor yow dañ laa war a tër ray la man pen yi ñu gars yi di teg nii man ànduma ci yooyu pen de pen bi ma la waxoon vendredi passé mooy jeudi passé yóbbu la place de l'Obélisque teg la woo Sénégal gépp tàpp la lool fii ak defuñu ko affaire viol ak affaire góor jigéen yi du fi jeex beneen bi moo dama ko bëggoon a laaj ñan ñooy violé li maanaam les auteurs ñan la nga xam nga auteurs yi li gën a bëri mooy que ne dañuy gis ne góor ñi ñooy gën a violé góor ñi ñooy gën a violé te victime ñan ci góor ñi tranche d'âge yi nga bëgg a laaj waa gis nga loolu tamit pour te dire am na mag am na xale donc pas xale mais jeune 30 ans 35 ans donc 25 ans jëm 60 ans sax donc tranche d'âge boobu lañ gën a gis ne ci góor ñi ñooy egg ci xale jigéen ñi te tranche d'âge bi dellu si ci 25 ans jëm 60 ans 25 ans 60 ans waaw gis nañ ne ñooñu aussi ñu ci bëri dañuy nekk ñoo xam ne ay auteurs de violence sexuelle lañ xale yi aussi tranche d'âge bi ñi ci gën a récurrent mooy 6 ans jëm 16 ans ñooñu c'est les plus récurrents te dañuy am des cas yoo xam ne c'est des petites de 2 ans de 3 ans yoo xam ne dañ leen di violer oui mais ci yenn bërëb lañ koy les lieux ci yenn bërëb non viol moom fépp la mën a am ndoy mi ngi ci kër yi mi ngi ci kër yi mi ngi ci bërëbu liggéeyukaay yi mi ngi ci école yi bërëbu liggéeyukaay mi ngi ci école yi mi ngi ci bërëbu liggéeyukaay yi mi ngi ci biir kër yi donc bu njëkk da nga foogoon ne rek peut-être da ngay génn sa kër pour ñu mën a egg sa kaw violer la mais léegi da ngay nekk sa biir kër sax ñu egg sa kaw gis nga ñu ngi wax sànq mi ngi wax solin yi mais du question de solin ndax ñun cas bi ma ci mujj recevoir c'est une petite fille boo xam ne elle était voilée xam nga moom bu waxee ne solin donc ay dañuy sol lu gàtt wala yenn yi man gisuma ne foofu raison la pour ñu mën a gis nañu cas bu ñu marqué ñun ñëpp duñu tudd tur mais ñun ñëpp la naqadi imagine ku voilé kooku wanewul dara ci yaramam déedéet c'est déjà toute petite donc kooku ñu mën a egg ci kawam dañuy violer ci école yi jàpp nañu ko defoon acte boobu jàpp nañu ko te yoon teg na ci ay daan teg na ko fukki atu kaso yoon teg na ci moom fukki atu kaso def na appel aussi yoon confirmé waat na fukki atu kaso yooyu donc loolu tamit satisfaction la mais du tax ñu tëdd suñuy laurier parce que gis nañ ne souvent tamit day xaw a demee boor parce que souvent dañuy décrier sanction yi ñun dañ naan doyul ndax juge yi dañu war a def sanction maximale surtout bu fekkee ne circonstance aggravante am na donc dañu war a def ay peine donc xale bu am 2 ans 2 ans 3 ans da ngay gis yoo xam ne parce que li ñuy wax le doute profite aux mises en cause donc bu doute amee rek foofu souvent juge bi day préférer relaxer mooy bàyyi nit ki au bénéfice du doute wala purement et simplement parce que foofu am na doute amuñu les moyens de preuve nécessaires pour moom mu mën a jël sukkandiku foofu pour mën ko teg daan bi nga xam ne yoon comme justice la bëggul demee jiixi jaaxa day leer mbaa mu bañ a magistrat yi ñoom li ñuy wax mooy dañuy préférer gis un criminel dehors qu'un innocent en prison te loolu lu koy waral mooy des fois dañuy yéex a dénoncer wala dañuy jéem a nëppal
ba egg fenn fi doog a wax boobu moyen de preuve yëpp yàq nañ ko. allo oui salaamaaleykum. allo. waaleykum salaam Ndoye Bane. na ngeen def kooku. naa def man de tur bi dama koy xaw a leb. Dacia. naa def. ça va ñuy sant bu baax. ça va alhamdulilah. man Ndoye Bane loolu ngeen di wax dama ko dund. noo ko dundee. man ak sama njaboot. ki ma lay wax nii jigéen laa. jigéen laa recevoir sama biir kër daan ko bàyyi sama kër ak sama njaboot. déglu lu baax li ma lay wax xale la. muy làmbatu samay doom. yu góor. xale jigéen la muy làmbatu samay doom yu jigéen. barke Seydina Mohamed Ndoye Bane def naa lu nekk pour am sa numéro. li may waxee nii maa ngi lox. massa. Ndoye Bane dama daan téye sama bopp di jooy di yuuxu di jooy sama jàpp bi ma nekkal naan ma bàyyi li ngay jooy parce que lii passé na ba pare. waaw noo def ba xam ko. Ndoye Bane histoire bu yàgg la. histoire bu loo xamante ni mënu ma ko expliquer nii. doo mënoon jël sama numéro ma expliquer la. d'accord léegi bàyyi sa numéro ci suuf. bul quitter après émission bi naa la woo. lii mu wax nag. li ma naan ay tonton say ak fi bare waaye ay tata say aussi il en existe. Eva kër yi Sénégal kër yi dañoo toj. kër yi xale yi ndaw. dama ni kër yi toj nag Eva Sénégal kër yi di nii mooy yow yow soo waxee ñu ni Ndoye Bane waxati na mais gën nga kër yi toj na Sénégal kër yi nee na rajax. kër yi liñ fiy nëbb li ñuy wax li ñuy nëbb ëpp fuuf xale yi yàqu nañ ci daawaati jéeg ma ne la ci biir kër yi te dañ leen imaginer fat nit ki nga fat sa mbokk la wala sa xarit lay tout mu tëdd bu guddi muy lambatu say doom yàq say doom nga yaakaar ne sa doom dafa taxawaale ju góor ñee ko jël ndeke tantam ci biir kër gee koy lambatu xale yi jigéen yi tux yëpp seen tante yee leen jàngal tux de waaw suñu añee pare ngeen ko jënd li ma Marlboro mu dem taalal ma ko ci ànd ba nga xëcc doog a jox sa tante chaque jour soo añee pare xëcc benn chaque jour nga xëcc benn jour weeru ñaata bés la du 30 waaw muy 30 cigarette wala ñaar soo ci tàmmee soo màggee da ngay tux par ko la ko jàngal sa tante en général xale bu jigéen su dee tux mère bu dee tux sax du tux lu tàlloo doomam en général day jut benn xale boo xam ne buñ ko dénk mu koy tàlloo yenn yi bëgg naa waa AGS wax ci xale yi ne ci biir kër yi ñu leen di jaayloo ndox ci rond point yi ñu ci bari dañ leen di violer ci garage yi wax naa la ko keroog di leen violer ci rond point yi yàlla kan moo leen jaayloo rarement nga ci gis koo xam ne yaayam a koy jaayloo xale yi ñu yónnee jóge dëkk ba ñu ñëw fii vacances ñoom la ñuy jaayloo ndox ci rond point yi ci garage yi ñu leen di yàkkataan suñu ñëwee bi ñuy ñëw dañuy doon ay xale yoo xam ne dara laalu leen mais suñuy ñibbi day fekk ñoom xam nga yegg nañ ci seen kaw bu yàgg duñ ko mën a wax fa ma vacances yi woon fa lañ ma violé duñ ko wax wala sax seen tante bi yëgul ni sax violé nañ xale bi parce que daf ko yóbbu woon sànni ko ci biir nit ñi doon muy jaay léeg-léeg et puis madame Bakhoum li Ndoye Bane laaj léegi say xale bu dénoncé yenn yi wax ko ñëpp famille bi yëpp dañu koy mujj mere mu mel ni benn xale boo xam ne dafa am malédiction ndax dañu koy daw yaa tas sa kër nangam yaa def nangam yooyu itam bare na lool bare na looloo tax sax association des femmes juristes di def ay sensibilisation mooy causerie yi ñuy def ak session de formation yi jëmale ko ci bàjjanu gox yi jëmale ko ci population bi même pour wax leen violence yi nga xam ne ak yelleef xale yi mais aussi violence yi nga xam ne xale yi ñu ngi koy dund ndax comme niñ ko waxee promiscuité bi ci biir kër yi daf ko waral pauvreté bi ndax yenn parents yi dañuy yóbbu par pauvreté ñu yónnee seeni doom xale yi duñu am surveillance duñu am dara ci garage yi ci tali yi nga leen di gis ba ñu yenn heures yi suñu présidente Fatoumata Gueye Ndiaye daf ko doon wax nee na da fi mu nekkoon da doon gis ay xale yoo xam ne dañ doon yor seen plate di jaay ay banaan ak wala ay ndox ak yooyu mais da leen daan wax yenn heures yi mu jël li ñu yor yëpp après ne leen dem leen ñu dem ñu wan ko seeni parents mu waxtaan ak ñoom parce que place su xale du ci mbedd bi xale da nga ko war a gëmloo ne ko dafa war a jàng ba réussir parce que mooy relève demain mais foofu noonu ñu leen di bàyyi mën na doon source de forme de violence bu ne dinañ leen fi exploiter dinañ leen fa abuser dinañ leen def lu nekk beneen chose bi aussi mooy que ne kër yi dañuy wax teraanga sénégalaise Sénégal teraanga lañ xam mais teraanga teewul aussi ñu war a bàyyi xel ne am na loo xam ne waajur bi daf ko am ci doomam mooy que sa doom bu ko jàngal muy fen bu ko jàngal muy nettali mais sa doom aussi amal oreille attentive jëm ci moom mooy bu la waxee aussi déglu ko ba xam parce que da ngay gis ñoo xam ne seen doom dañuy wax maman def nañ ma li rek ñu dóor mbéj
xale du fen alors que peut-être xale boobu lañ ko def la doon bëgg a wax wala bu fekkoon ne tàmmal nga ko di ko wax ne sa fii nii fii bu ko kenn laal fii ak fii kenn du ko foowee defal ko yenn inculquer ko yenn valeurs yi ak yenn notions yi xale boobu bés bu ñu defee dara ci moom rek di nga ko yëg parce que dina ñëw ne la maman def nañ ma lii yaay def nañ ma lii wala papa def nañ ma lii say njaboot ñeme la pas ñu yab la mais mën nga yar sa njaboot duñu la yab te dinañ la ñeme ba luñ leen nit mën a def ci biti ñu ñëw wax la ko loolu nag souvent moo ñuy manqué au Sénégal parce que da ngay gis koo xam ne li cas yi ñuy recevoir ci boutique de droit yépp liñ lay wax mooy kooku de musuma yaakaaroon ne diw dina ma def lii ndax sama kër la doon nekk sama kër la doon añee sama kër la doon defee lii wala sama xarit la wala sama frère la dëgg la moom laa yaakaaroon ne mooy yar samay doom wala sama donc kooku noonu yow bis xool bi bët bi nga am ci moom amu ko ci sa njaboot te peut-être boo defoon seetlu tuuti xëy na loolu noonu di nga ko mën a fank pare à temps te loolu noonu souvent day manque moo tax ñu bëgg nit ñi parents yi di am une certaine communication ak seeni doom. gis nga Eva. ñu am vigilance bu baax a baax a baax di communiquer ak seen famille. dëgg la ci week-end bi dama doon waxtaan ak benn femme bu nekk Europe. yaroo ci koñ yi Dakar yi nii nee na koñ bi nekkoon dafa am benn koñ boo foo xam ne ñun waa koñ bi yëpp bi ñu nekkee xale fa leen doon jàngee alxuraan. mais ki ñuy jàngal dañu daan def nangam ak nangam. nee na moom ki ko jàngal. ki ko daan jàngal dem na ba nekk mag mais da ko daan dugal biir néegam mais mus maanaam pénétration musul am. mais day yéeg ci da koy teg ci kawam di def ay geste ba jot boppam. nee na daal ki ko daan jàngal daan na ko def loolu di ko def lu bari mu mujj gi su ko woowee du dem. bu mujj gi moom da ko def lu bare bari mais mu nee na waa ji musu ko pénétrer. mais da koy teg ci kawam ba jot boppam. ne noonu la màggee ba ni mu duggee école ba ni mu nekkee lycée mi waa ji ma nga fa nee na ma waa ji jamono bi ma ñëwee vacances Sénégal gis naa ko dégg na takk na jabar ba ami doom sax ma nga ca koñ ba mun ma tey jii soo ko waxoon te télé bi wala rajo bi ni diw la ou bien nga interviewé ma wax ni diw la kenn du ko gëm ca koñ ba te ma nga ca koñ ba léegi te loolu dafa bari dafa am ay nit ñoo xam ne ñi ngi ci biir kër yi di yàq kër yi moo xam kiy jàngal say doom français la wala kuy jàngal say doom leneen ak leneen la du suñ dee 100 am na ci ñaar ñu mel noonu du ñëpp a mel noonu ñu baax ñi ëpp toujours ma ko jàngalekat yu baax yi ñu ëpp fuuf ñay def na ko su du noonu jàngalekatu alxuraan yu baax yi ñoo ëpp fuuf ñi nga xam ne ñoo leen ndax di yàq seen der yi loolu parce que da ngay nekk ci télé bi wax ñu jël say wax monté ko daggate ko tas ko bëgg laa jàq tax waaye nag koo xam nu mun a kii koo mënta jëw xaw ma ne mënoo koo kii man li may wax ragaluma ko dañuy bàyyi su seen gars yi li leen rax suñu defee nako su noonu ku ko wax gars yi dal ci sa kaw yaa de ay jàngalekatu daara yoo xam ne dañoo rax sëriñu daara yi di yàq seen der maanaam dañuy gàkkal diine laa ko mën a waxee dañuy yàq quoi dañuy leen di yàqal te loolu sëriñu daara yu baax yi yu jubi dañuy bëgg ñooñu ñu leen di dénoncer jàngalekatu français yi ñi nga xam ne ay maître la ñu koy ay professeur ñu baax ñi ëpp fuuf waaye am na ñu leen rax di def na ko su du noonu muy gi nga tey nit ku bon nag amul jàngalekatu alxuraan amul jàngalekatu français amul animateur amul journaliste amul footballeur koo muti doon soo bonee bon nga soo dee violeur nga jeex na tàkk mais nag corporation ba nga ne ca fa ngay liggéeyee sa métier ma nga ne nit ña maanaam di nga ko gàkkal di nga ko xaw a tilimal te encore soo dee koo xam ne ay xale dañ lay fréquenter muy jàngalekat bi da nga exposer sa bopp mais su fekkee nit ku yar nga nit ku normal nga say moroomu doom nga yor leen di leen jàngal di nga xalaat ci ñoom leneen lu dul loolu su fekkee nitu diine nga sax su fekkee ña ngay jàngal même ay mag lañu di nga xalaat ci ñoom leneen lu dul loolu mais am na ñoo xam ne dañ lay liggéey mystiquement ba def la li lay def fa mel ni am na allo salaamaaleykum fa mel ni am na kuy woote allo salaamaaleykum na ngeen def sant yàlla yéen a ci jàmm ñu ngi sant bu baax maa ngi lebal tur bi ko lebal nañ la ko seen émission bi dafa ma neex trop jërëjëf bis bu ne dama koy seetaan waaw man maa ngi boobu Bakel sax xule la nag waaw émission bi dama ko bëgg trop même Ndoye Bane waaw Sénégal dafa jot ñu am président bu raw Yaya Jammeh billahi wallahi taala de bàyyi li nga wax yow non Sénégal wax du ko defar lu koy defar dictateur
waaw yàgg naa ko wax de. waaye nag xam nga man. affaire dictateur rek moo ko mun parce que dafa yomb quoi Sénégal léegi dafa yomb da ngay gis ñuy violé xale yu ndaw pap tëdd doomam mag tëdd si rako jigéenam léegi nañ jël ku criminaliser rek ñu di ko télé bi wane ko yëpp. waaw. yëpp ku sàcc ñu di ko télé bi ku rey nit ñu di ko télé bi ku violé xale ñu di ko télé bi ñëpp gis ko. ba pare tëj ko 50 ans loolu rek ko mën a régler. sans jugement. wax nga dëgg de. mën na yow laa affaire criminalité bi dafa bëri Sénégal te war na jeex. wax du tax Sénégal yi ñu dellu Sénégal waaye Sénégal yi xam nga ku ñu ragal. ku dictateur rek la ñu ragal. Sénégal yaa ngi ci bitim réew mi gis nga li ñu def fii duñ ko ñemee def réew tubaab yi. déedéet. léegi lu tax ñun ñu ngi fonko réew jàmbur yi duñu fonko suñu réew mi. loolu du affaire nit. te ñu ngi wax ñun ay musulman lañ ay jullit lañ lu tax duñu def yëfu jullit yi. démocratie day ñu rey. ñu ngi def ay yëfu animal loo xamee yaa xel xalaat ko loolu baaxul. Sénégal dafa jot ñu am président dictateur koo xam ne du yoromal kenn moo tax Sénégal yi taxaw jot sinon Sénégal wax du ko defar billaahi wallaahi wax du defar Sénégal bi. dëgg na. nañ indi criminels yi ci télé yi bu ne ñu wane leen seen image yi sans masque sans rien ñu ne diw moo violé xale bu ndaw bii nii papa mooy nii yaa mooy bu dee papa moo violé ñu ne kii moo violé doomam nii télé bi yëpp su bëree ñëpp dinañ ko bàyyi wala ñu xalaat su ma defee lii nag ak droit de l'homme rek. ak droit de xanaa day fekk ñu génn fi waa droit de l'homme. waaw moom de mi ngi dem fi ma bëggoon dem droits humains. waaw mais ñooñu rey nag. loolu xam naa du ñàkk droit de l'homme ici ñu ngi ñuy seetaan bu ñu wootee wax seen xalaat est-ce que yoon may na nga jël photo nit ki donte dafa violé tey wane ka. xam nga li ñuy wax la présomption d'innocence c'est que tant que culpabilité nit ki teg établir guñ ko waroo mën a jël nit ki ne moom moo def xam nga bu gis nga. mooy waral tey boo xamee sa sàcc. xam ni moom la waaye booy bind plainte nga def contre X. non bu dee xam nga ko ne moom moo sàcc. mën nga ko def su la wóoree. bu dee wóor na la police newu la jàpp nañ ko mooma. non bu dee bu leer na la ne moom moo jël mën nga def sa plainte contre diw. mais bu fekkee ne xamoo kan moo la sàcc. da nga am ay jiixi jaaxa xamoo kan la yaa ngi naan diw la yaa ngi naan diw la defal sa plainte contre X su defee nag police ñooy def enquête pour xam déterminer kan la. mais xam nga li ñu naan nit ki dafa am présomption d'innocence même boo reyee dañ la présumer innocent ba ñu établir sa culpabilité. maanaam jàpp mooy que ne mooy jugé guñ la ba ne juge bi ne yow mi kat yow yaa def. ko loolu tax sax nit ki nga am droit am avocat pour mu lay défendre donc nit kooku tamit da nga ko war a bàyyi ba yoon établir ne moom kat moo def nii gis nga même viol bi ñuy wax. li ñuy wax toujours mooy que ne nit ñi nañuy viol buñ ne viol am na buñ ne abus bokk parce que viol mënoo ne ipso facto rek ne dañu violer mais il faudrait que nga def am les preuves uti ji certificat médical un médecin xool nit ki ne kii kat àgg nañ ci kawam su bindee loolu ba pare. certificat médical boobu nga def sa plainte mën nga ko defee police mën nga ko defee gendarmerie mën nga ko defee ci procureur mooy tribunal mën nga aussi rapproché wu ci association yi comme ay AJS ñu bindal la plainte après bu jotee ñu commettre la un avocat donc bu ñu la defalee loolu wala bu dee amoo pour loo defee médical mën nga ñëw ci ñun ñu référer la vers un médecin wala nga dem directement police parce que boo demee police dinañ la defal li ñuy wax réquisition à personne qualifiée ñoom ñooy bind jox la enveloppe bi nga dem hôpital consulter xale bi le gynécologue bu paree defal la résultat yi castré ko nga yóbbuwaat ko au niveau de la police. réquisition boobu mooy mbir na boobu nga xam ne ci loxo police la jógee. police la jógee mooy réquisition à personne qualifiée. su defee ñoom résultat bi ñu gis ñu yónnee waat ko police. su fekkee ne wane na ne ki attesté na ne kat ki egg nañ ci kawam. police da ngay gis day dem jëli ji nit ki nga xam ne moom moo def ñaawteef boobu. téye ko détendre téye ko fa ci bërëbam le temps que enquête bi di jot délai de détention yi bu rombee mu def déferment bi yoon nag jël wàllam nag foofu bu ñëwee taxaw yoon li muy laajte mooy les preuves médicales bu attesté ne egg nañ ci kaw xale bi wala ku mënti doon wala it ñu am yëre yi taxoon bu dee dañu egg sa kaw da ngay gis fam mère yi dañuy nen dañoo egg ci kaw xale bi rek ñu gaaw sangu ko gaaw jël slip yi wala yëre yi fóot wala ñu jël sànni alors que loolu yëpp ay moyens de preuve la yoo xam ne boo ko jëlee dajale ko yóbbu ko à temps mën nañ ci def recherche yi nga xam ne moo ci war
mën nañ def ay prélèvement def test yi xam parce que des fois da nga gis odeur yoo xam ne viol li ci grave mooy di nga gis viol yoo xam ne c'est suivi de grossesse ëmb da ciy jóge donc foofu noonu waxuma la traumatisme viol boobu rek maanaam ëpp naa noppee waaye ndax da ngay pare leneen fekk la ca judd ëmb boobu gis nga waa ji génn léegi li mu wax président boo xam ne gëmul yàlla du murit du tijaan du catholique mu nekk président Sénégal 2 ans. yal nañ ci yàlla musal itam. mu nekk dictateur. non looloo baax ci dëkk bi parce que nëppal bi pour mu dañ. ginnaaw mënuñoo def li ñu charia wax. ku rey nit ñu rey xam nga yow léeg-léeg ku def naka su noonu li charia wax ginnaaw nanguwuñu ko def. non doy état de droit lañ nekk. ban état de droit da ngay gis nga yow nit day violer sa doom nga porté ko plainte du mujj fenn nit rey sa papa nga porté ko plainte du mujj fenn droit de l'homme nekk fi di leen défendre li may wax ni lu am la. fii ku rey nit dañ laa war a rey ku violer nit ñu teg la place de l'Obélisque rey la loolu suñ ko doon def léegi dëkk bi normal. mais charia nit ñi dañoo sonn mais charia tamit doxu fi. nit ñi mais dafay war a dox nag moo fi war a dox. mais xam nga suñ ko duggoon léegi nit ñi suñ noppalu quoi parce que ay droit de l'homme yooyu nga xam ne ñooy de ma nga naan Sénégal daal doy na non c'est vrai droit de l'homme yi par exemple ñoom ñooy défendre dañuy xaw a défendre ñooñu nga xam ne ñoom dañoo xaw a def yenn yi dañ leen xaw a défendre dañ leen défendre mais ñooñu kuñ ki rayoon sa papa ku ñu ab agresseur jàppoon rey sa papa fekk nga bokk droit de l'homme di nga xam ba xam da ngaa bëgg a rey kooku wala doo ko rey c'est que mbir mii ñuy dund ñun askan wi li ñuy dund ñiy défendre ñooñu defkatu yu bon yoon ñi leen di défendre dañoo dundul defe naa li nit ñi di dund parce que mun ma comprendre nit toog fee xool sa doom bu ndaw ñi ko cas violé ko mu jële ci bopp jële ñàkk ndawam ñàkk jeunesse am ñàkk léppam ñu ni kenn du ko génne télé bi ni kii violeur la kooku dañ ko war a génne télé ñëpp xam ne kii c'est un violeur fii la dëkk kii ndayam kii baayam ñëpp moytu ko parce que violeur yàq na àdduna kee ba pare moom il faut ñu yàq àddunaam moom tam mënoo yàq àdduna nit ki ba pare di nekk di dox di yaataa yumbe nga tëj le 10 ans après on te libère ndaw si nga xam ne moom nga violé mënul am jëkkër am ay problème am na ñoo xam dañ fay jële laago am na ñoo xam dañ lay jële dof te violeur soo ko jàpp soo la xàmmee da lay rey soo nekk dinaa la boole da lay rey léegi nga rey ko ñu tëj la après ñu libéré la ka nga violé nga ko dee na yaayam ñàkk na papaam ñàkk na askanam ñëpp ñàkk na yow nga nekk libre nag nekk fii di dëkk bi di yaataa yumbee mais xam nga looloo tax association yi comme AJS ak yeneen yi di wax dafa yomb nañu criminaliser le viol parce que wax nga ko à début que fi mu ne nii viol délit la du crime donc ñun li ñu bëgg mooy ñu criminaliser viol il faudrait que aussi ay sanctions yoo xam ne sanctions yu fort la pour que ñi nga auteurs yi nga xam ne am na loo xam ne ñu ngi koy encourir. ne man mi xamul dara ci justice damay posé wu question ndax xamuñu dara lan moo waral sàccum jur gi ñu criminaliser ko gis jigéen ak ay mbir yu koy dal man daal. mais defe naa président wax nañu dañ koy def. waaw ñu ngi ci ay waxtaan. waaw am na collectif bu mettre en place aussi association yi tamit ak les différents ministères concernés. dinañ toog autour de la table xool nu ñuy def pour ñun li ñu bëgg mooy que ni ñu voté loi boobu ñu criminaliser. suñ ko criminaliser nu muy demee. waaw ku defati viol. dañ lay dafay yéeg comme ku rey nit. ay 20 ans yooyu. waaw jëm kaw wala perpétuité donc loolu yëpp mën nga ko encourir bu defee foofu foog naa ne si lay gën a dissuasion di mën a amee. mais aussi li ma la waxoon rek population bi dañ ci am cër. cër bi mooy lan il faudrait que ñu dénoncer parce que xam nga justice du jóg rek ne damay ñëw tëj diw. mais il faudrait que nit yi wax la ca biir kër yi di ko génne. ñu din bàyyi nëppal bi bàyyi négociation bi ci biir kër yi. tant que loolu dañul. ñuy communiquer ak suñu doom yi. tant que loolu dañul. am na yenn violence yoo xam ne day continuer des ci biir kër. même suñ ko criminaliser fii da ngay gis kilifa gu violé benn xale boo xam ne yaayam pauvre la papaam pauvre la. ci yàlla. ki ñu violé xamul yoon wu muy jaar fu mu dem ñu tëjal ko bunt yi que violeur ba nag moom dafa réseauté. du mujj fenn la dul mujj. te Ndoye Bane day porter plainte du mujj fenn madame Bakhoum xëy na bu ko waxoon sax mu gën a jaadu bu nit ñi wax itam man de sama nee naa boo dee xeex da ngay dem ca bërëb fa ngay xeexukaay ba loo ci am nga xam ne xeex nga ñàkk xeex bi
foofu la ngaañ nekk waaye damay xeex da ngay toog ne du ma dem tribunal ne tribunal borom xaalis ya fay dem borom nangam yi ñoo fay dem xanaa xamu leen ne duñu lim waaye am na jigéen yoo xam ne dañuy sol seen toge di plaider jigéen ñi di taxaw di ci sonn lu mel ni butigu juriste yi nga xam ni ñoom seen ay ndaje moo tax yéen itam seen ay ndaje faaw da ngeen ko war digg lu ngeen ko yëgle doyul lu ngeen ñëw ci plateau TV doyul parce que am na jigéen yu nekk en détresse nekk ci loo xam ne xamuñu sax naka la ñuy dundee seen àdduna et c'est difficile damay may waaw bu dee Mia dina tegal benn temps bi waaw nee na 5 minutes ñu def élément Kaffrine bi mais kooku xale bi réeroon noonu te waa ji for ko yóbbu ko Kaolack naan loo ko sàngara du yërëg moom ñu violé ko et tout mujjul fenn ma affaire baa nga Kaolack di violé flotte waay bu jeexal fan yii la ma nga Kaolack jox na ko am ña leen fa nekkal yëg nañ ko gendarmerie yëg na ko autorité yi ne foofu yëpp yëg nañ cas boobu kenn taxu ci lan moo tax nit ñi léegi di daw ci rajo yi télé yi c'est parce que dañuy dem fa ñu war a dem duñ fa am ndam. da nga bëgg a dañu bàyyi allo police allo tonton Ndoye Bane. di dem di dénoncer et puis su ko rajo bi tey dafa am di ngay gis ay benn nit koo xam ne kilifa la wala borom alal la def benn njombe dem ak benn waay boo xam ne amul doole amul réseau ñëw fii wax ak ñun. man du ma ko teg ci rajo du ma ko teg ci télé bi dama koy téye daal di woo ndaw su fekkee Babacar la ab kilifa la wala daal ma woo Babacar diwkat ñëw na fi nee na yaa ko def nangam ak nangam porté na la plainte mujjul fenn def na la lii mujjul fenn ngan ma noo booy bu ko teg ci rajo bi ma jéem a leen a xool nu ma leen jubalee pour régler problème bi avant muy egg ci rajo bi yooyu mi ngi fi léegi ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw dañuy porter plainte du mujj fenn. mais Ndoye Bane xam nga très bien ñu jëm ci tàggatoo ne li ñu bëgg a wax yëpp ma may la nga àggale ndax nee nga mais Ndoye Bane waaw foofu li ma ci bëggoon wax mooy que ne des fois aussi am na loo xam ne du yéen a ko war a lijjante. waaw am na loo xam ne yoon moo ko moom. waaw mais yoon su deful war garam mais may ma eggale Ndoye Bane dafa am loo xam ne. waaw comme ñun li tax a jóg association des femmes juristes mooy gàkk-gàkk yooyu lañ fi bëgg a dindi. moo tax ñu taxawal makkaan yooyu comme ni nga ko waxee cas boobu dinañ ko signaler ñun personnellement suñu responsable bi nga xam ne mi ngi ci boutique de droit bu Kaolack ndax boutique de droit yi am na bu nekk Médina am na bu nekk Pikine am na bu nekk Thiès am na bu nekk Kaolack Ziguinchor Kolda ak Sédhiou donc ñun lu ñu bëgg nekk Sénégal gépp fu ñu dégg cas de violence aussi ñu yëg ko ñu saisir ñu te dañuy liggéey ak journalistes yi dañuy liggéey ak ñi ñuy wax ay parajuristes dañuy liggéey ak maison de justice yi dañuy liggéey ak tribunaux yi donc loolu yëpp li ñu bëgg mooy taxawu askan wi cas buñ ci dëgg yëg nag du ñu def nëppal ndax ñun li ñuy wax AJS mooy que ne ñun violence duñ ko négocier métital duñ ko négocier donc fu ñu yëgee loolu rek la ca war dinañ ko def bu jaree ñu bindal la plainte dinañ la ko bindal su jaree ñu jox la avocat dinañ la ko jox su jaree ñu jox la huissier dinañ la ko jox su jaree aussi mën naa toog dégg benn xibaar ca Médina mu daal di soldat lam demal boppam dem xool lu xew wala da ngeen di toog ba ñu woo leen waaw des fois dinañ yëg mbir dinañ déplacé wu suñu chargé de com bi ak yeneen i membre dañuy yëg ay mbir yoo xam ne day xew ci bërëb ñoom seen bopp ñooy déplacé wu personnellement dem fa xool ba pare renseigné wu jàppale nit ka tamit ci suñu doole ndax association la peut-être matewuñu lépp dafa am ñu nekk suñu gannaaw comme le ministère de la femme de la famille et du genre à travers le PASNEC ak suñu partenaires techniques et financiers yi di ñu jàppale mais aussi dañuy fexe lépp loo xam ne journaliste yëg na ko woote AJS yëgal ñu ko ñun dañuy fexe entrer en contact ak famille boobu fexe ñu ñëw fa wala ñun ñu déplacé wu dem jàppale leen effectivement donc ñun loolu la ñuy def beneen bi mu wax tam mooy des fois di nga bind plainte sénégalais dafa mën déposer dara ba pare di négocier ci suuf des fois di nga gis koo xam ne da nga koy bindal plainte mu ne la man de dama koy suspendre fi mu ne ni du ma dem wuyu ji du ma def dara ndax ñu ngi jéem a négocier foofu tamit ñun dañuy jàppale nit ki mais duñ la forcer bu nit ki désisté woo rek yoon day bàyyi yoon déedéet bu dee action publique mën na continuer yow di nga perdre say ndàmpaay mooy li ñuy wax les dommages et intérêts d'accord soo demee ba mbir mi dem ba dugg ci yoon yow boo désisté di nga perdre sa ndàmpaay waaye nag action publique moom day continuer donc parce que àgg na ca fa mbaxana kile léegi nag yow ñun des fois di nga gis koo xam ne danaan bind naa plainte wala déposé naa plainte demul bind naa ko police demul bind naa ko lii léegi ñun dañuy def li ñuy wax lettre d'information mooy soit bu dee police boobu dañuy liggéey ak moom mën nañ sax woote directement foofu renseigné wu ba xam su dee mënuñu ko nag aussi dañuy fexe li bind li ñuy wax lettre d'information adressé ko procureur très bien renseigné ko si lépp lu nga xam ne dafa concerné mbir moom mais di nga gis ñoo xam ne aussi dañuy yàkkamti te yoon tamit dafa am li ñu naan le temps de la justice
dafa am nu muy demee. mu mel ni justice yàkkamtiwul. yàkkamtiwul mel ni dafa xam ne dana la rëkk waaye yàkkamtiwu la. loolu tamit loolu day am donc souvent nit ñi dañuy yàkkamti ba dem ci rajo yi. très bien. donc yooyu tamit bu amee il faudrait que toujours bu ñu la nee dem nañ ci association tel. wala rencontrer nañ tel. yow aussi jël sa téléphone en tant que journaliste parce que vous êtes censé donner l'information et la bonne information. nga dellu ci nit ki demander ko ba xam exactement mbir mi nan la demee bu defee foofu dinañ la leeral. te liñ naan porte police ak gendarmerie ak tribunal ak association yi dafa ubbi pour justiciable yëpp mën a am satisfaction. ndax yoon loolu moo ko fi teg. donc ku amati soxla rek boo mënta jot ci yoon. ay association comme association des femmes juristes ñu ngi fi. di jàppale nit ñi ci lépp lu nga xam ne dafa jëm ci wàllu yoon. très bien am nañ aussi un numéro vert boo xam ne c'est le 800 805 805. dama la doon may nga joxe ko jaadu na joxe ko. ku ci 800 805 805. très bien le 800 madame 805 805 ku ci woote rek du lundi au vendredi. de 9h à 17h. incha toutes allah sortes de violences ak ku jaaxle. donc AJS amul viol kese. mbiru sëy dañ koy lijjante. mbiru liggéey droit du travail. droit administratif droit foncier. dóorante xam nga sëy dañ ne dóorante amu ci tegante métital amu ci. dëgg donc ku mu dal rek. ak kuy jànkonteeg lu mel noonu rek. difficulté ci wàllu yoon wala am loo bëgg a leerlu rek boo ñëwee incha allah association des femmes juristes dinañ la leer. alors mooy le 800. 805 805. ci loolu lañ lay waxee au revoir yaa ngi tàggatoo. nii ñu soxna yu baax yooyu. macha allah seen liggéey jaar na yoon. Ami Sakho suñu présidente yi. waaw présidente d'honneur yi ak suñu actuelle présidente Abi Diallo. très bien soxna Abi Diallo yaayu Kumba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. di la ñaanal yàlla yéen muy woyof loolu boo ànd ak ñu baax rek macha allah loo yëkkati daa ca mën a génn bu baax a baax. Ndoye Bane moom tàggoo na yow itam lan ngay tàggoo. ñu ngi jaale bu baax ki nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Mbaye sunu xarit ca France baayam dafa génn àdduna ñu ko doon wooye Alaaji Alioune Badara Mbaye mooy baay ci ki nga xam ne mooy Khalifa Mbaye nekkoon ca France suñu camarade de promotion dinañu def 8e jour bi suba ca fële centenaire 8e jour bi ca lay doon ca 154 boulevard Général de Gaulle. Khalifa on te présente toutes nos condoléances yal na yàlla yóbbu ko aljana sunu baay ju baax boobu doon Alioune Badara Mbaye ay ca Ndoye Bane. merci beaucoup maa koy félicité bu baax a baax vraiment mi ngi woon à la hauteur bi ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi doon seetaan. di félicité waa AGS. mais tamit fi ma tax wax tamit na ngeen ñi ci jéem a góorgóorlu. yéen a ngi def seen liggéey ñu ngi leen di félicité mais ñun tam dañoo am suñu liggéey parce que sénégalais bi jaaxle mooy ñëw ci ñun. su fëggee gendarmerie fëgg police dem ci ñi nga xam ne boutique dem maanaam xamul fu mu jëm jaaxle na violé nañ doom xamul fu mu jëm porté na plainte mujjul fenn fu muy jëm mooy ci rajo yi porté affaire bi à la presse parce que ki mu ko séqal dafa am réseau loxoom dafa gudd. parce que toog naa fi benn guddi am ku ñu violé ma war koo xëy war koo émission violé kat ba. moo ñëw ak ay xaritam benn xaritam ñëw jéem a jaay oto bu rafet ak parfum bu neex naan ma affaire bi bu ko jàllee ak enveloppe bu duuf man ko man dama suur démb doog a ñëw su ma xëyee di nga dégg affaire bi ci rajo bi ma xëy suba dóor ko ba ma ko dóoree ci rajo bi ci la problème bi réglé wu. c'est ça te kam ko def porté na plainte dem na fu ne mujjul fenn bi ñu ko tegee ci rajo bi la affaire bi réglé wu donc rajo yi ñooy réglé ak télé yi il faut ngeen dimbali ñu charia lañ fa war a teg léegi viol ak rayaate jeex fi tàkk ñu leen sant di leen gërëm bu baax a baax di nuyu sama xarit ba nen na Fatmata Tall moom laa jël di ko béggee bu baax a baax di jaar ñëpp ami de Ndoye Bane waaw merci beaucoup Ndoye Bane noonu la àdduna boo ca nekkee da ngay ànd ak nit ñu baax ñi macha allah ne danañ la yokk ci zahir ak ci baatin yal na yàlla may ñu dégg ak topp ñu ngi remercier bu baax a baax bijouterie La Rotonde kon bokk Ousmane Lam merci à toi Eva Tra mi ngi lay remercier numéro bijouterie ba nekk ma nga nekk ci 33 842 65 95 33 842 65 95 le salon Inaya Pape Anne ngi lay ziar Pape Anne macha allah moom di ngeen dikk ak moom ci plateau bu am solo ndax xam ngeen ne tam xarit lañ jëm laajte nga question bu am solo man dama dugg Ami Sey Fall jàppale ma ci te dañoo fas yéene togg cere mais nee nga est-ce que cere yi dañ ko war a togg cere nag di saay bak ya ca nekk yëpp war nañ koo mën a teel a reeree daf cay am solo mais boo xaaree ba 23h nga reeree cere dafay doy waar loolu njaayeen ni ñoo koy def je remercie beaucoup le salon Inaya
bu ma ko waxee xel dafay dem ci Kader xel dafay dem ci Abel xel dafay dem ci Bamba alors ñoom itam su ngeen bëggee rek ay touche beauté bu rafet ngeen am finition yu baax da ngeen di dem salon Inaya pour les cils les petits tatouages les petits clins d'œil qu'on fait ci jigéen ñi daf cay am solo ñoom itam remercier nañ leen bu baax a baax a baax madame Diop mi ngi nekk fële ca Londres soxna Kadia Diallo soxna Kadia Diop Diallo ñu ngi koy remercier bu baax a baax di doom ci Kinelo mbokk yi lu dul baax baax a ko gën yàlla na yàlla gën lu baaxal remercier nañu ñi fi teewoon rawatina juriste sénégalais yi ñoom itam di leen remercier ci boutique yi ñuy tijji remercier soxna Miya Ndour di leen wax ne thème bi dañu koy continuer incha allah danañ ci woo ñañ ca war a woo bu ko defee waxtaan wi gën a yaatu kon boog Djily merci à toi Miya Ndour un clin d'œil à toi et bon appétit à tous jërë ngeen jëf.